jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su nekk K25 la chaîne leader ñu émettre foofu ci Khombole keroog def nañu suñu première émission li nga xam ne moom lañ duppee penc mi premier numéro bi nag Matar Ndao lañ ci dalaloon nekk doomu Khombole nekk président du conseil départemental de la jeunesse jiite itam conseil local de la jeunesse tey ñu ngi fii ci Dakar ci cité Biagui nekk ci ginnaaw aéroport international Léopold Sédar Senghor ñëw seet si doomu Khombole l'ancien porte-parole du gouvernement de Wade monsieur Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre tey moom la ñu fas yéene dalal ci suñu ñaareelu émission penc mi fas yéene waxtaan ak moom ci parcours politique am waaye itam li nga xam ne moo soxal askan bi rawatina waa Khombole kon xam naa dañuy daal di song li nga xam ne moo di émission bi daal di dalal monsieur le ministre fas yéene soobu ci waxtaan bi. ok. tey ñu ngi fii ci cité Biagui nekk quartier bu nekk fii ci ginnaaw cité Asegna ñu ñëw nag fas yéene sekk waxtaan ak ki nga xam ni nekkoon ministre waaye itam nekkoon porte-parole gouvernement maître Abdoulaye Wade di Serigne Mbacké Ndiaye nekk doomu Khombole nekk itam nitu politique boo xam ni Khombole ràññee nañ ko Sénégal ràññee nañ ko tey moom la ni dalal monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di am mbégte lool ci toog ak yéen. di rafetlu kàddu yi ngay di defet li tubaab wax prophétie maanaam wax loo nga xam ni lu jëwagul ci ni ma gisee ngay évoluer incha allahu rabbi gëm naa ni bu fekkee ni lii nga dugg di mbirum presse ak taxawaay bi mu gis nga am ko ci bu dee ni gëm nga ko yàlla mën na ci yóbbu fu kawe sa njort moi je parle pas comme ça moo wax ay waxu caaxaan saa mooy wax dara dafa nekk lu mu pire ma di ko wax te jàpp naa ni ci wàllu communication am na lu ma ci yàlla may donc am na nit ñu nga xam mën naa xàmmee seen taxawaay vraiment maa ngi lay encouragé. jërëjëf monsieur le ministre xam naa nag dañ lay bàyyi nga présenté wu daal di wax mbokki Khombole yow yaay kan ndax nag Khombole nga dëkk Khombole nga juddoo fa nga defee daanaka si lu bari nga xamalaat gars yi surtout nouvelle génération bi ñu xam parcours Serigne Mbacké Ndiaye macha allah parcours bu riche la parcours bu war a mën a jàngat la lan nga ci war a mën a wax askan bi. waaw xam nga d'abord wax ci sa bopp yombul man dama koy éviter autant que possible ñaareel ba ñi lu juddule yarule la nga di leen wax maay di wit dafay xaw doy waar man dafa am rek lu nga xam moom laa gëm mooy li nit ki jëf ma gis ko benn waaye daf ma doon wax nii boo demee États-Unis di wut liggéey dañ naan la loo man nga ne nangam ñu jox la nga def mu gis boo demee France di wut liggéey dañ naan la ban diplôme nga am nga ne diplôme sàngam ñu jox la liggéey bu méngoo ak diplôme boo ñëwee Sénégal boo wut liggéey dañ naan la ku la yabal nga ne ah ministre diw wala président diw député diw wala sëriñ diw moo yabal mu am lu ñu la jàppe donc loolu moo tax ba ñaare man damay gën a privilégié li nga xam ne moom la nit ki di def ñu di ko gis Khombole laa juddoo comme ni ko xamee Anen laa juddoo moo tax toujours damay wax ni man maay Khombole parce que Anen laa juddoo bi ma amee peut-être juróomi at jëpp juróom-benn laa taxaw si Ngadio sumay waajur sa waa kër bàyyi ñu ngi xaaj Khombole aussi même Ngadio boobu dem naa ba doon magum jëm jàppoon naa ni ñi ma fa amoon comme mbokk mooy góor gi Ibra Niang jàppoon naa ni sama papa ko jur Ibra Niang Fandaw Mourad ak soxna Aram Ndiaye mi jur ñoom awakan Fat Diagne jabaru Mbour Sidi Mbaye ñooñu aussi dama jàppoon ni ñoo sama papa ñoo bokk ndey wala ñoo bokk ndey ak baay loolu laa jàppoon ndax Ibra Niang ñu ngi lay wax nii bi ma gimmee ci ay loxoom laa gimmee moo ma defal lépp mu dugalee góor pour gàttal ko ñi ci des bu tabaski ma sànni wala korité sama yaay def naa ma demal seeti sa bàjjan Aram ak sa bàjjan Fat Ndaw donc Khombole laa juddoo yaroo fa def fa sama cycle primaire dem Thiès def fa sama cycle secondaire samay promotionnaire ñi fa nekk tey moo doon lu mel ni ñoom Racine Ba ma profité occasion di ko nuyu Mbaye Diagne actuellement ngi France Sir Diagne Khalifa Ndiaye ñu bokk non seulement di jàng mais bokk également di football Santos à l'époque par la suite ñu tuddee ko cosaan
au début c'était le ñun bi ñuy màgg di football Santos la tuddoon donc bi ma defee sama cycle secondaire à Thiès ma génn après la troisième defi le centre de formation du chemin de fer parce que sama grand frère moo doon jëkkëru soxna Mantoulaye Diène bi nekkoon ministre bi Omar Ndiaye syndicaliste moom moo ma dugaloon foofu ma jàng fa mais comme dama gëm ne am na beneen façon bu nit mën a jàngee may continuer samay gëstu sama njàng ba yóbbu na ma sax ci ay universités yu nekk par exemple en France gëstu fa jàng fa wàllu communication ak wàllu journalisme mais li ci am solo rek mooy xam ni nit ki da ngay xam fi li nga bëgg xam fi nga jëm ay li ngay def ko boo tax boo gisee may insister ci loolu c'est pour que la jeune génération la xam ni ñoom am nañu ñun lu ñu amul par exemple tey mën nga jàng def sa cycle primaire secondaire université et tout te doo génn fi nga dëkk ñun on n'avait pas cette chance là entrée en sixième Thiès lañ ko doon defee si man Thiès la amee entrée en sixième donc xom Cité Balabé exactement Cité Balabé Cité Maurice Pilot d'ailleurs pour être beaucoup plus précis foofu laa defee entrée en sixième donc wane ni rek ni kenn ku nekk ñoom li mu nekk su ko gëmee war na ci mën a am dara parce que man dama gëmoon ni c'est vrai que samay parents ils n'étaient pas pauvres parce que sama papa bi doon liggéey sama yaay nekk di commerçant ñuy góorgóorlu di jug ak daanu le minimum bi nit waroon am pour dund macha allah yàlla sutural nañ ci mais gëmm naan aussi alal amuñu woon alal donc am na loo nga xam ne peut-être samay mbokk ci man lañ ko mënoon yaakaar en plus ma nekk presque mën naa wax man rek góor dans la famille parce que ñi ma bokkaloon ndey ak baay yëpp ay jigéen lañu ki nga xam ne moo doon sama taw yaay góor la loxoom jotul ginnaaw muy Ami Konté buy liggéey am jom moom it uuf ñu ñun ñëpp donc loolu tax na man ma gëmoon ni war naa mën a ñafet sama bopp pour mën a arriver à quelque chose loolu aussi regretté wu ma ko parce que bi may ñëw Dakar gii sama nijaay bu bokk sama yaay ndey ak baay mi ngi fi doomam moo nekk tey le maire de Ouakam muy Samba Bathily Diallo pourtant yomboon na ma dem dëkk fa je l'ai pas fait dama gàddu sama mbuus gàddu samay bagage di yëg di daanu di ñafet sama bopp fu ma dégg ni stage am na fu ma dem defi ko fu ma dégg ni formation am na fu ma dem defi ko université bu ubbi benn session partout dans le monde ma mën a dem def ko ma dem def fa une session de formation ñëw konde teg lii ma lay wax ne musuma ci wax c'est la première fois may wax lu mel ni musuma ci wax je n'ai jamais accepté wax ci samay parcours li nit ñi xam daal ci loolu laay def mais na nga xam ne lu laa doon def musuma ko def yàlla dogal na université boobu ma doon jaar di fa jàng sama doom jàng na fa ba am fay diplôme oui donc loolu musu ko ci dem mais li am solo rek mooy gëm ni nit ki da ngay mën a ñafet sa bopp dafa looyu parce que dafa am lu neex dem ba egg foo nga xam ni kër gi ngeen ma fekk macha allah yàlla sutural na ma dama ko ñàkk jënd ko tey bu nit ñëwoon ni ma jaay ma ko 300 millions wala 400 millions du ma ko jaay du dëgg te ba may ñëw Dakar comme ni ko la xaw moo fi may fan donc li am solo rek mooy nit na gëm boppam et je pense que soo gëmee sa bopp yàlla mën na li daal. Monsieur le ministre loolu nekk na parcours bu am solo ndax tey jii nouvelle génération bi dinañ ci jël référence xam naa dañuy ñëw nag ci sa diggante ak Serigne Mbacké Madina ñu gis ni sa waajur nekkoon na fa lan moo la fa gën a marqué ak nettali gi lan lay doon. waaw dafa am ñaari sujet yoo nga xam ni bariwuma du ci wax ndax sama xol moo ko doon muñ muy sama waajur bu jigéen ak Serigne Mbacké Madina c'est-à-dire que sama relation ak Serigne Mbacké Madina mënuma ko expliquer ni mu mel ci man ak fi mu egg ci man mënuma ko expliquer te gëm naa ni ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay waajur lu ma am ci àddina Serigne Mbacké Madina dinañ may nettali sax ni ndax booba tout tànk laa am na mag ñu nekkoon xombo pour mel ni Baye Cheikh Touré Cheikh Touré waajur yi soxna Touré Baye Modou Mouride mi ngi dëkkoon rue Mango foofu toog nañu ak Serigne Mbacké Madina ni ko sëñ Ben Ndiaye de doomam ji mat naa du dem daara sëñ bi tontu am ku ko ni sëñ bi de déggu leen sëñ Mbacké fekk mu ngi yor kaay daal di wëlbatiku ni ko dégg naa leen waaye kooku bàyyee moom rek la am dama ko ñeewanti te damaa am lu ma namm ci moom ëllëg kon loolu doy na bi ci des muy sama waajur bu jigéen parce que comme ni ñu ko waxee man sama papa juddoowul Xombol yaa ngi juddoo daal la Jolof sama maam bi jur sama yaay waa Kaskas la maam bu góor Kaskas daal Podor
Serigne Touba moo boole sama baay ak sama maam bi jur sama wayjur bu jigéen ba sama nopp tey man ma judd ci Serigne Touba yóbbu sama baay guerre 14-18 parce que papa dafa nekkoon gérant de maison de commerce à Diourbel bi guerre bi demee ba metti France yabal Blaise Diagne qui était député le premier député noir mu ñëw pour wut si ay soldats yu mu yóbbu Serigne Touba woote ay soldats sama baay bokk ci ñi nga xam dafa tëj butigam delloo caabi ji borom dem solu soldat bi mu demee sol ba ñuy waaj a dem parce que nettal na ma ko Serigne Touba rëdd aw rëdd wëral leen am lu mu leen wax ni leen ku fa des ramu naa la ku fi dellu si maa la amel sa àddina ak sa àllaaxira yàlla suturaal ku mu bokk ci ñu dellu si bi mu dellu see bi Serigne Touba tegee loxoom ci boppam ñaanal ca la gëj a wat ba muy ñibbi àllaaxira te loolu 1918 la woon donc d'ailleurs daan nañ def sax bu ko xale yi daan tooñ dañ koy wax papa kaay ma wat la boo ko nee kaay ma wat la dina la saaga boobu musul am ci àddina donc bi mu nekkee ba Serigne Touba làqu mu jébbalu ci Modou Moustapha di taw Serigne Touba Serigne Modou gis nga ñoom ni ñu daan organisé woo dañ doon jël seen njaboot fu ne ñu yóbbu fa kenn ci réew mi Serigne Mbacké man na nekk Bawol féete Bawol bi Serigne Modou Moustapha làqoo mu jokk ci Serigne Mbacké Madina donc man ma judd ci loxoy Serigne Mbacké Madina loo tamit sama mag sama taw bu tuddee ko soxna Aminata Lo yaay Serigne Mbacké Madina keneen ki mu tudd ko soxna Daba Mbacké muy magu Serigne Mbacké Madina kooku dafa gaañu keneen ki mu tudd ko soxna Mariamu Mbacké également di magu Serigne Mbacké Madina man mu tudde ma Serigne Mbacké Madina am na ku mu jógoon sax tudd Serigne Mbacké Madina yàlla weddi ko moom mu judd mu tudd ma Serigne Mbacké Madina mu yàlla ma gimmi ci ay loxo ba benn bis ma seeti ko ñaam mu ni ma ñu toog di wax ma toog di wax ak moom ba yàgg mu ni ma mbaa gëjoo gis Ibra man xaw naa ko gis te Mbacké mun ma dee ko nen bi loolu mooy sama gëj sama mujjee gis ak Serigne Mbacké Madina ak mooy kàddu yi mujj ci moom. ci moom jëm ci man moo tax bi mu nelawee moom it oo ma sax lu may xel ñaar ma dem jébbalu ci Serigne nekk ak moom ba bërki démb laa mujj dem seede Serigne Cheikh mooy suñu xalifa Serigne Cheikh Madina mu nekk fii ci mu ñëwoon di foncé fekk màggalu gële weesu Serigne Mbacké Madina dem naa ko waaye aussi comme ni ma ko daan defee tous les jours bërki démb aussi dem naa fii seeti ko muy kilifa yoo nga xam ni dañu neex a àndal ndax mën ngaa waat ni waa kër Serigne Mbacké Madina kenn du dox ba fekk leen ci lu ñu warul def kenn du leen ci dégg duñ la digal loo nga xam ne du yàlla nee na yonent bi neen Serigne Touba neen te lu Serigne Touba wax moom la yonent bi wax lu yonent bi wax moom la yàlla wax donc loolu mooy suñu diggante ak ñoom may ñaan yàlla yàlla bàyyi leen fii suñu kanam ñaan yàlla yi mu duñu kattanal ba ñu ko nit liggéeyal Serigne Touba. wax nga ko sànq ni lu bari ci moom def na ko ci yow ci wàllu baatin. ngir macha allah li nga xam ne moo di sa parcours tey jii bu demee ba riche nii mu nekk enseignement bu mu war a mën a téye wala boo xam ne day des ci ndaw ñi loxo Serigne Mbacké Madina dugg na ci ñu ñëw ci côté baatin boobu noonu. loolu fàttaliku ci loo xam ni déggoon nañu ko ci wàllu ñaan wala misaal bu nga mas a wax. waaw xam nga dafa am moom sax bu ma koy wax mais man néew na lu may dem ci hasard xam nga di nga dégg ci réew mi surtout ci wàllu politique am na benn xale boo nga xam ni xëy na mën naa bañ a dox ci beneen parti la nekk daf may yónnee ay audio mi ngi fi ak man ni ma saa booy wax damay jël bi feuille di bind ndax loo waxoon daaw gis nañ ko rek loo ñu waxoon daaw ji gis nañ ko daaw donc du ma dem ci hasard donc li nga xam ne moo nekk ci man ba xëy na yàlla di ma leeralal yenn yi du lu ma mën a gis di ci teg baaraam nii di ko tudd lu may dund lu may sentir donc loolu may sentir xam naa lu yàlla def mais lu yàlla def aussi dafa fu mu ko jaarale ñaari mbir la ko jaarale wax naa ko benn bi muy Serigne Mbacké Madina benn bi muy sama waajur bu jigéen ma rek di nettali benn anecdote boo nga xam ne tey am na ñu bëri xam na doo leen laaj sama yaay mës na dem bay toolu gerte bayal ko boppam déqi ko def lépp jox ko firnde yi boobu firnde yi ñoo ñëw di bàcc ñu bàcc ko defar ko ci ay saaku mu jaay ko
jël xaalis bi fekk sama papa fi mu toog ñëw jox ko sama papa ni ko lii loo ci namm ma dencal la ko wala dafa am la bëgg ma jëlal la mun ko déedéet ginaar ki nenam borom ginaar moom te benn doom bu góor bi ñu am dama bëgg ëllëg bu màggee tekki donc jigéen ñi topp leen seen jëkkër yi boo leen koy wax nañ ñu defee ni yow muy góor sa intérêt tax nga di ko wax mais li olof yi wax du deñ ku sóob sa jëkkër yekk sa doom attends mais man lan laa defal yàlla man sama jëmu bopp lan laa defal yàlla ba tax bu ñu nee Xombol ñu ne man maa fi jëkk toog ci table conseil des ministres lan laa defal yàlla ba tax ci kuy doomu Xombol man maa fi jëkk doon président de conseil d'administration d'une banque pourquoi ma quitté pouvoir bi 2012 ñu nekk 2019 li ma man tey ci pouvoir mënu ma ko woon xëy na bi ma nekkee au pouvoir en 2012 ak le président Wade amul guddi amul bëccëg amul lenn luy xew wala lenn lu mu bëgg a régler ak président de la république bi fi nekk ak ministre bi fi nekk ak ñeneen ak ñeneen te du ma am possibilité ci minute ma toog régler ko fii laay toog samay doom témoin lañu fii laay toog damay jël sama téléphone woo président de la république Macky Sall ni ko nangam ak nangam ak nangam ah soxla naa la wala lii ak lii ak lii à la minute même il réagit mais lu ma defal yàlla ba mu defal ma loolu ëpp ma fi xam-xam ëpp ma fi xel ëpp li mu dara donc loolu boo gisee ñaari mbir dong la baatil bu jógee ci yàlla jaar ak Serigne Mbacké Madina ak sama ndey bi liggéey du leneen. loolu am na solo mais ñu ñëw ci création PDS. bu nekk ci waxtaanu politique. ndax yaakaar naa parti bi ñu ko sos 1974. tout à fait bon for nañ sax ci weewu bay ñu ni Thiès lañ ko sosee. wala xëy na Thiès bokk na ci historique bi. nga dugg ci 1975 ba 85. mu ne diir bu gàtt. dugg bi ñu sos ko ngeen di door a dem amagu leen mën naa ni ampleur wala boo leen ko amee doole ji mu war a mën a taxawee ni ci Sénégal ak li wër lan moo war a génn. d'abord sosu PDS ni ñu ko sosee fii ci Ndakaaru ci benn restaurant bu ñuy wax plantation la ko indi woon Abdoulaye Wade donc ak groupe dañu amoon yéene taxawal parti lu jiitu yéene taxawal parti aussi dañu bindoon li ñu tuddee le manifeste des 200 cadres sénégalais yoo nga xam ni dañu joxe woon seen gis-gis ci ni réew mi di dox boobu benn parti moo am Casamance beneen groupe boo nga xam ni ñoom Alassane Sissoko Marcel Bassène Doudou Camara ainsi de suite ñoom it ñu amoon yéene taxawal parti politique bu ñu doon tuddee sunu gaal donc groupe des 200 manifeste des 200 ak groupe bu sunu gaal tase ni nañ leen taxawal parti wala ñu nekk di bind ay pétition de nañ créé parti ñu créé parti bari na ay détails yu gudd dama waxtaan xëy na moo ñu dul ma ñëw ñu créé PDS donc en 31 juillet 1974 Abdoulaye Wade temps boobu moo nekk président du groupe des experts de l'UA. UA doon tase à Mogadiscio il en a profité ni Senghor dama bëgg créer une partie de contribution opposé wu ma la mais damay def un parti de loolu ñu créé le parti là bref noonu la PDS juddu en 1974 loolu moo nekkoon li tubaab tudde année de braise année yu metti ci PDS parce que boobu Sénégal jàpp ñu ni benn parti war na mën a am benn parti rek moo fi am boo demee même pour def réunion amu woon possibilité maa ngi fàttaliku ànd naa man ak ku mel ni Joseph Ndong ak ku mel ni Ndeye Suzanne Sanoxo ñu def tournée dans le département de Thiès dem Touba Toul booba ci luuma yi la ñuy topp dañuy ñëw marché teg suñuy carte teg suñuy photo mel ni ñoo ñuy gars yooyu def ci waaraate yooyu commencé di wax nit ñi ñëw voilà nit ñi ñëw petit à petit di intéressé léeg-léeg nga ñëw am benn nit léeg-léeg ñaar nit léeg-léeg sax ñu dàq jour boobu bi ñu fay def réunion ay paak génn fa ak ay jaasi benn vieux bu ñu doon tuddee Seck Alima à l'époque nekk responsable parti socialiste à Touba Toul c'était un infirmier originaire de Saint-Louis ni réunion bi dafa amee ñu raag fa ba naaw terewul ñu def suñu réunion samedi bi di topp ñu ñëwaat defaat suñu réunion donc loolu mooy les années 75 76 ñu ànd ak suñu papa Alioune Sylla xam nga ko Alioune Sylla je dama ko cité parce que magam Doudou Sylla moo dëkk Ngoy nekkoon responsable PDS Ngoy c'est dans le département de Bambey
bu ñëwee day jaar xombal ànd ak sama mag maa ngi koy nuyu grand Thiam Bouts ñu ànd ak Aliou Sylla Boubacar Thiam ñu El Hadj Boubacar ñu dem jàppale ci suñu parents yi nekkoon département Bambey parce que PDS dafa bokk ci élection région de Diourbel pour la petite histoire xale yi ko xamul aussi ñu xam ne région Diourbel ak Louga benn région la en 1967 lañ ko xar ñaar génne région de Louga de l'autre côté génne région de Diourbel mu dem de l'autre côté à l'occasion lañ def élection yooyu PDS gagné communauté àllu Ndondol dans le département de Bambey ak communauté àllu Gadd dans le département de Diourbel 78 ñu dem à des élections générales booba dañuy boole élection présidentielle législative ak municipale ñu boole donc def ces élections là ci la PDS am 18 députés fukki députés ak juróom-ñett ci la ñu également commencé génn sur le plan international ba bokki nekk observateur à l'international libéral ba ñuy dem parce que PDS aussi il faut que ñu xam ko PDS nekkul woon un parti libéral parti socialiste la woon bi muy door a juddu ba 1976 bi mu lay wax ba 1985 PDS parti socialiste la texte yi li ñu ci def mooy l'article 2 des statuts dafa ni le but du PDS est de réaliser au Sénégal une société socialiste et démocratique pour atteindre cet objectif ainsi de suite mais le PDS a toujours été un parti socialiste Senghor en 1976 moo indi la loi sur les courants de pensée ni Sénégal ñetti parti moo fi am un parti socialiste un parti libéral un parti marxiste-léniniste ni parti bi fi jëkk mooy choisir courant bi ko nekk te UPS moo fi jëkkoon mu judd UPS jël socialiste. donc PDS ñu ngi dans l'opposition. oui mais nekk dans le courant socialiste nekk socialiste mais dans l'opposition parce que 1976 li ma lay wax nii alors Abdoulaye Wade ni donc nañ leen jël courant libéral ñu ne ko du ci daal ba am ñu démissionné à l'époque ñu nekk réunion bureau politique ba affaire bi tàng ñu suspendre réunion jël une délégation yónni ko ci sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma parce que pour wax la aussi ñaari oto yi PDS jëkk a am muy 504 yu weex danaa ko di xombal sëñ Cheikh moom ko jëkkoon ni jënd may ko PDS donc ñu dem ci sëñ Cheikh ni ko ñun de dañu am problème ndax Senghor nee na parti bi il faut que mu nekk un parti tudde boppam libéral bu ko tuddewul ñu tas ko am na ñu ci d'accord sëñ Cheikh ni boo tuddee Ablaye kii di la woowee Mamadou te boo bañee Mamadou mi mu lay woowee mu faagaagal la nangul Ablaye ba nga màgg ba toll ni moom boo màggee ba toll moom coow li jeex loolu moo tax PDS nangu tudde boppam un parti libéral maintenant ci biir loolu nag dem nañ ba gis ni xëy na courant libéral boobu doon na may PDS aussi au plan international parce que parti socialiste mi ngi bokkoon ci international socialiste te international socialiste wu jëm au plan mondial mooy international libéral donc PDS daal di ci profité dugg international libéral pour di génn dans le monde di am possibilité di wax ñu di ko xam alors ñu dem ba 1984 parce que wax naa la élection 78 ensuite élection 83 à partir de 1984 mu am yoo nga xam dañ ko gis ci parti bi te jàpp nañ ni parti warul doxee moom mooy li xew nii tey nag justement waaw c'est-à-dire que lañ doon dénoncé booba moo indi lii xew tey bañ ko doon dénoncé origine li xew tey. waaw li xew tey ci biir PDS 83 84 moom lañ doon dénoncé Serigne Diop mi jiite woon suñu groupe ñu dàq ko ci parti bi ma ne leen man kenn dàquma mais Serigne Diop lu mu nekkoon ba loolu am. mooy li ma la wax nii c'est-à-dire lañ doon dénoncé parce que boobu parti bi chaise yi turu Abdoulaye da ci nekk oto yi turu Abdoulaye da ci nekk permanence bi turu Abdoulaye da ci nekk ñun leen parti du doxee nii parti yi fu mbooloo la mbooloo bi ñooy toog di décider lu mbooloo bokk nag mënuñu ko jël moomale ko benn nit kon tey yàlla na yeex bu Abdoulaye di génnoon àdduna tey ay doomam dañuy jël oto yeeg chaise yeeg permanence bi lépp lu PDS parce que turam moo ci nekk turu PDS nekku ci deuxièmement ñun de mënuñu d'accord aussi parti bu nga xam ne kenn mooy décider de lépp ku ko neex mu fal ku ko neex mu folli ñu ni du ngeen ko fi waxee xam nga loolu moo ñëw tey bañ dàqee Serigne Diop man leen man de kenn dàqu mais lii Serigne wax ñoo doon bokk benn table di ko réunion di ko waxandoo comme dàq nañ ko man du ma fi toog donc loolu moom ma génnewul PDS mais mos am benn divergence ak Abdoulaye Wade alors bi ñu génnee ñun Serigne nañ ànd ber suñu fu bopp mais ci biir doxalin bi aussi li ma jëkk remarqué mooy la ñu doon bañal Serigne Abdoulaye Wade kat moo nar a am fii moo woo ko man ko Serigne man ko téye nun frère sama mag la sama xarit suñu famille dem nañ ba benn lañu politique li ma jàpp moom sport
mën na tax nga xamante nit mais waru leen a tàggale te gëm naa ne bu ñu continuer ànd man ak yow politique dana am problème donc vaut mieux ñu tàggoo ci teele politique ma dem sama yoonu bopp nga dem sa yoon ñu continuer nekk ay xarit su ma la soxlaa di yenn sa kër di fanaan sa kër nga yenn sama kër di fanaan sa kër. tàggoo boobu moo indi sa duggaat ci biir URD la yaakaar naa. Sekonde ak Djibo Ka wala Moustapha Niasse. dañuy wax rek c'est pas vrai. un journaliste moo bind ni demoon naa. URD loolu gisoon nañ ko ci média yi. bu ma ko wax ne. ñu ni def nga URD def nga. mënul dëgg. musuma gis ci sama bët bi carte URD. musuma gis carte AFP ci àdduna xaw ma nu mu mel. bi loolu amee. man dama la wax ne li ma lay wax ni tey musuma ko parce que samay bokk laay wax. alors bi loolu amee ma bind lettre Abdou Diouf c'est que man lu may def dama am yoon ma koy teg Yamar Diop il m'est témoin Ndiaye Koura il m'est témoin ñoom ñaar laa ñëw wax leen ni leen man kat comme situation demee ni damay ñibbisi ci samay bokk ñu ànd bokk ci di ñuy defaree xam loolu c'était en 1988 ñu dawal tuuti élection municipale yi ñëw ma di leen gërëm ñoom ñooñu ma cité nii. di gërëm également ku mel ni Ousmane Mbaye yal na ko yàlla yërëm parce que ñoo ma dugal ci liste conseil municipal ba tax ma nekk fa adjoint maire nekk 24 ans conseil municipal li ma tàggale aussi ak ñoom xam nga paaka kenn du ko jiitu ci mbaam dañu dem ba jëmmi jamono Mamadou Seyni Mbengue mi nekkoon maire ma nekkoon adjoint xamal ma ni ma moom de toute façon dootul nekk candidat. Maguette Seyni Mbengue waaw Maguette Seyni il s'appelle Mamadou Seyni Mbengue boo ko la appelle Maguette Seyni Mbengue dootul nekk candidat ñu defar suñu liste yóbbu liste ba di ko déposer yi préfecture mais yàlla nag jox na ma ay relation am ko nag logique bi ngay waxee nii ci parti socialiste. oui ci parti socialiste la alors sama benn xarit bu nekk préfecture Thiès daal di rocc ko woo ma ni ma mais yow da nga démissionné ci liste conseil municipal man ko non mun ma ah sa gars yi ñu ngi déposé liste mais sa tur nekku ci ndekete booba ñoom ñi demoon di déposé liste rocc nañ sama dossier ak sama tur teg fële mais li ordinaire ko ëpp mbokk mënoo ko jëw loolu moo taxoon ma ñëw Dakar seet si sama xarit Kalidou Dieng ni ko boole ma ak Abdourahim mu boole ma ak Abdourahim ma jël récépissé Abdourahim def ci candidat élection municipale pour nekkat conseil municipal. ci xom loolu mooy sama dernier mandat ou avant dernier mandat conseil municipal loolu moo ma ci dugg naa maanaam ci gàttal man fu ma mës a dem xeex moo tax moom maanaam tooñ na ñoom faj man ku ma tooñ da koy faj. maanaam da nga daan bañ daal. absolument te pas sujet dañ ma defee loolu ba xeex ak ñoom moo leen xañ may di xam ba parce que la ma amoon ci voix boo ko boole woon ak voix partielle ñoo doon raw Babacar Ba mais comme dañ doon xeex ak man dem ba Thiès ñu rocc ci sama dossier ma leen man Ndiaye laa sant Tëngéej laa dëkk nag waa Tëng laa ñu jàkkaarloo ma defar sama liste bi dugg sur le terrain. xam naa foofu dinañ ci ñëw ci kanam ba duggee ci ñaareelu. d'accord émission bi. ñu des dafay ci parti socialiste fii ci Dakar dafa mel ni da nga jege woon Mamadou Diop ancien maire dafa mel ni moom daal dafa doon jox ay faveur ci sa ni nga nit lee tax bu ñu jàngatee dafa mel ni da nga tàngoon bëggoon nit di lay yemale fenn fi wala mu lay dugal foo xam ni neexu ne ba tax nga doon réagir noonu def ko PDS génn ñëw biir parti socialiste mais dañu jàpp ni Mamadou Diop nekkoon na ko la jigéen. sama lépp la woon Mamadou Diop suñu xamante mi ngi jóge ci justement Mamadou Seyni Mbengue boobu Souti Touré moo nekk ministre de la décentralisation ñu am code bii nga xam ne mooy gérer maire yi bi ñuy wax code de l' administration boobu mi ngi tudd code de l' administration communale ñu war ko changer ñu woote réunion fii ci hôtel Ngor Diarama Mamadou Seyni Mbengue ni ma mënuma dem demal représenté bi ma ñëw jël parole ñaari yoon ñetti yoon ci biir réunion bi ñu defee pause Mamadou Diop ñëw jàpp sama loxo mais jeune fa dëkk ma présenté wu ñu waxtaan mu ni ma vraiment tu es pertinent j'aimerais bien que nga nekk à mes côtés man ko mais je suis déjà aux côtés de ton frère Mamadou Seyni Mbengue mun ma oui c'est vrai yaa ngi conseil municipal Khombole mais man dama bëgg ñëw sama cabinet comme conseil man ko waxtaan ci ak Mbengue mu woo Seyni Mbengue mu ñëw bureau mu ne ko ton jeune là ni mu ko gisee bëggoon naa nga may ma recruter ko def ko sama conseil personnel Mbengue ni ko j'ai pas aucun problème pour ça
mu woo ma ñu waxtaan ci mu laaj ma sama dossier mu jox ko mu recruter ma dugal ma dans son cabinet heure bu nekk woo na ma ko lu nekk séq naa ko ak moom ci àddina ci lu baax bala mu doon def en tout cas yu bëri bopp bala mu ci dugg dañ ma woo mission yu bari man la ko doon confier ma di ko doxal donc ñu nekk ñoo am ay relation extraordinaire ma am les mêmes relations ak doomam fii ma toog doomam bu jigéen maam Kumba doonoon soxna Khalifa Sall bi sama soxna wàññi ko fii la daan yendu ak man guddi moo ko fi doon jële keroog biñ ma téléphoné ni ma Mamadou Diop génn na àdduna avant may dem ci dëj ba dama jënd nag yóbbu ma ni waa këram yéen ma ëpp foofu lu jar nag mais dafa am kóllëre bu doxal sama diggante ak seen baay. te loolu lay fidéliser moom lay fidéliser donc voilà les relations yoo nga xam ne moom laa am sax man Mamadou Diop mu jox ma nag respect bu mat sëkk ba même am na ñu ko jege woon sax dafa indi woon fiiraange sama diggante ak ñoom pourquoi lu ñuy wax mu ni Serigne Mbacké lu ñuy wax mu ni Serigne Mbacké am na benn bis damay jël à témoin doomu Xombol muy El Hadj Boy capitaine Boy parce que am na temps mu liggéey ak Mamadou Diop à la mairie de Dakar am na benn jour réunion de coordination lundi matin Mamadou Diop boobu ma jaar biir bureau mun ma toogal ma toog mu dugg réunion ba mu yàgg secrétaire bi ñun ma maire ne nga dugg si ma dugg si salle bi fees dell mu ni dama bëgg tous les cadres de la mairie jël exemple ci kii taxaw wax fa loolu xam ne sama yaram da doon daw donc voilà les relations yi xam moom la am na moom Diop. d'accord léegi bala ñuy ñëw ci ñaareelu xaaj bi ñu ñëw rek ci li nga xam ne moo di dialogue national bi ndax yaakaar naa impliqué nañ la ci foofu bëgg a xam ndax sëñ Mbacké ban bañee la ne ndax dafa nekk ci PDS ba léegi wala coalition Benno Bokk Yaakaar la ne ba mën a am implication ci biir dialogue bi lan la ci leeral askan li ma ci leeral mooy PDS xëy na dana ci delluwaat ci waxtaan Omar Sarr mii tey moom a génne PDS comme li ñu ko def nii loolu moo tax fu ñu ko laajee damay réew a sonn dañu doon former secrétariat national parce que li ñuy def PDS ku nekk xam na ni fu combat mësaan metti maa fay des fu combat mësaan metti maa fay des 23 juin gisatu woon kenn ku nekk ci wetu Abdoulaye bu dul man élection présidentielle entre les deux tours ba lépp di jeex koo mësul woon ni ko Abdoulaye nagam mu daw le dossier de Karim maa ko géré du début à la fin def ci loo xam du ma ko wax doomu aadama di ko dégg Karim xam na ko Abdoulaye xam na ko ñuy taxawal secrétariat national 60 membres mooy ñuy tudd le gouvernement du parti Omar Sarr dem defar liste dem fekk Karim en prison xaw ma lu mu ko wax Abdoulaye di ñëw valider liste bi ñu publier ko 60 membres boolewul ma ci. loolu moo leen mel loolu nga génn PDS. man it du ma ci xuloo. du ma ci parce que man bu ma xuloo du ma xeex. jàpp naa ne nit ki sa kum sëy rek nit ki da ngeen di sëy muy neex ngeen di ne ci jàmm bis bu ngeen tàggoo bul toog fële naan moo ma defoon lii maa ko defoon lii daf ma waxoon non jarul ñoo ko dem te nag li ma wax keroog ay studio man maay Messi xam nga Messi. man maay Messi xam nga lu tax. APR bi nekk tey au pouvoir su ma neexoon dugg fa tey pour nekk numéro 2 dama koy doon parti social su ma neexoon dem fa nekk numéro 2 dama koy doon. APR bari na ay kii. géré wu ma loolu. waaw bari na ay gars yi yan stratégie nga war a mën a lan du dugg noonu ci seen biir. xam nga li may la. mooy loyauté compétence courage discipline. gëm li may def est-ce que jàppoon ni loolu nekk na ci ñoom. mën na ne ci ñoom. mais mën naa leen ko ëppale. ah oui. man c'est une manière pour wax la ne rek parti bu ma neex mën naa fa dugg def fa carrière am fa une place de choix mais xoolal lu yàgg sama parcours PDS bi ma ci duggee jeune en 1978 la ñu def congrès au CEDEPS de Thiès j'ai été élu responsable régional des jeunes du PDS de Thiès nekk dans le bureau national. te boobu yaa ngi sa digg daal. kon mën nañu wax ni tàggoo nga PDS. yaa ngi ci biir coalition. alors léegi ma créé suñu parti boobu qui s'appelle Convergence libérale et patriotique CLP. ñu am beneen coalition bu tudd rappel rassemblement pour la pérennisation du libéralisme rappel boobu moo nekk membre de la mouvance présidentielle man président moom ma tànnal boppam ni ma il faut que dem au dialogue national. mais du jéego dem demander. non jamais. yëguma ko non xalaat ba loolu sax parce que ñu ngi fi doon dégg loola ñu ni sëñ Mbacké dafa dem audience nuitamment dem gis Macky Sall. mais non man dama lay wax ni xam nga toujours ma wax la xam nga léegi nag fii laay toog suma téléphone président la tous les jours ma dem seeti tous les jours ma dem seeti ko
man damay wax président bi quoi dama ko daan wax loolu sax passé rek léegi passé rek mais dama ko daan wax ni soo may recevoir bu 6 heures passé du ma ñëw parce que du ma dox guddi maanaam li may dox bëccëg laa koy dox lu ma waxoon waa PDS ñaar yi benn bi nee naa leen faites attention boobu ñu ngi nekk au pouvoir yoon wi ngeen jël xiiroo xeexoo ŋaayoo su ngeen ko wàccul danañ perte pouvoir bi te suñ ko pété ñu bari ci ñun kaso lañ jël booba yuuxu nañ ma saaga na dem nañu ba am na quand Macky Sall a pris le pouvoir Abdoulaye Wade ngi toog ñëpp a ngi toog fànn këram man ko suñu premier allié tey mooy Abdoulaye Wade mooy Macky Sall man ko pouvoir bi ñu yoroon dafa génn ci benn néeg dugg ci beneen néeg mais mi ngi ci biir kër gi c'est la famille libérale nañ leen àndandoo jàppale ñu Macky Sall ñun ba du fi am ana ñama doo fi am ñëpp ko fa tey. kon daal crise bu PDS bu tey jii jàngat bi ñu def daal mooy lépp nga ñuy sokki ko ci Oumar Sarr ndax bari na recrues yi bari moom moo ko indi ci seen biir ba ñenn ñi dem. non pas moo ko indi du ma ko jàngate noonu parce que PDS dafa mun ko mooñee xam nga crise bi ma lay wax ak Serigne Diop bañ dàq ko ci la ñu dugaloon ci texte parti bi nii le secrétaire général du parti le secrétaire général engage dans ses actes et propos le parti maanaam lu Abdoulaye da wax parti bee ko li ma d'accord ak ñoom Oumar Sarr Abdoulaye da leen fal bu la fal kay mën na laa folli ak bu la falee nga ne d'accord mu folle la nga ne pourquoi ñu di ko folli c'est pas normal. mais ñoom ñu leen gën a metti candidature Karim Wade ak li nga xam ne moom la ma kii Abdoulaye Wade. dama ne loolu bokk na ci dama ne candidature Karim au poste de président d'abord en 2019 ñun ñëpp a àndoon ne nañ ko def mu nekk Karim maanaam Karim maintenant nekk l'homme fort du PDS mais ñoom mënuñu ko bañ xam nga la mënuñu ko bañ Abdoulaye Wade moom la texte parti bi may ni ku ko neex mu fal la bi mu falee Oumar Sarr léegi dañ ko nangu woon du dëgg Oumar Sarr la defoon numéro 2 léegi des ñëpp nangu ko topp ci ginnaaw Oumar Sarr. mu fal Karim ñu bañ ko. mu fal Karim ñu bañ ko loolu moo teguwul ci yoon. mais lu tax ñu bañ ko. ñaari yëfu man nañ koy nangu topp ci moom mënuñu ko ñu jël seen bagage def li ma def parce que nit da ngay am fit nit boo nekkee ci kër ñu di la bundu xatal sonal la dina toroxal da nga naan ah man kat gëm naa sama bopp maa ngi di wut sama këru bopp donte néegu ñax la sax. nga dëkk ca ba yàlla ñëw waaye nag yow ñu bëgg la nga ni kër gi li borom kër gi wax du ma ko def ba pare du ma génn kër gi mënut a nekk ñoom ñoo tooñ sur toute la ligne ñoo tooñ Abdoulaye Wade. crise bi maintenant est-ce que ni PDS doxee jaadu na wala jaaduwul loolu beneen affaire la mais noonu muy doxee mu jaadu mu bañ a jaadu ñoom ci lañ àndoon ba tey. te boo xoolee lu bari ci fédération yi ñoom Abdoulaye Wade leen àndal ñu jeexale ci candidature Karim Wade ndax jàpp nga ni nekk na poids boo xam ne war na mën a jàkkaarloo ëllëg ki nga xam ni moom la Macky Sall liy tabb ndax Macky daanaka def na ñaari mandat te constitution bi may mu ñetti mandat kon normalement coalition Benno war na ñoom suñu candidat boobu nag xamaguñ ko. xëy na man lay doon nekk xëy na yow lay ndax mën ngaa jàkkaarloo Karim Wade. Karim am na xam-xam du dëgg am na relation mais dafa am lu am solo mooy mu doon Sénégalais ah ça c'est fondamental. Abdoulaye Wade. non papaam sénégalais la mën nañu ni français. non waxuma nationalité man du ma wax affaire nationale waxuma nationalité doon Sénégal mais mën nga juddoo Sénégal sa ndey di wolof sa baay di wolof te doo wolof dégg nga de mën nga juddoo ci réew mi sa ndey dëkk fi sa baay dëkk fi mësoo génn sax réew mi te doo wolof doo Sénégal Sénégal dafa am lu mu laaj ci wàllu jaxasoo ci wàllu jëflante ci wàllu wax ak doomu aadama yi ci wàllu dëkk ak doomu aadama xam nga Karim bi avant muy def lii man bokk naa ci ñi mu jëkk a consulter ni ma booba lay créer génération du concret mu ni ma dama bëgg taxawal génération du concret man ko lan nga ci jublu mu wax ma man ko bul sonal sa bopp bu la neexee bul dugg sax PDS man ko Abdoulaye de sama baay doy na kuy sa xaritu baay def ku sa wëllëre baay def ko xarit kuy responsable PDS day ko jàppale del dem di leen seet di jaxasoo di dem gént di dem ceeb di dem dëj gis nga jamonoy début PDS dafa am ñaari fee ci lañ terminé dama ànd ak Boubacar Sall yàlla na ko yàlla yërëm ñu dem mbeewaan ci ginnaaw xam ginnaaw jën si ñu tegal ñu añ boo nga xam ni yàlla xam doy na ma ni suur naa ñu génn Boubacar Sall ni ma boo naree def ni bàyyi politique boo ko doon lekk génn wàccu sax lekk parce que Sénégalais loolu lañ xam
ñu dem benn dëkk bu ma tudd tur tax na mu demee loolu ñu toog nañu ginaar boo nga xam ne gis nga bi ñu ko suqee da nga tànkee noonu lañ ko rusee. sans raxas. non raxas nañ ko waaye ci kaw lañ raxas. maanaam butti wuñ ko xaruñ ñu defuñu ko dara. mais biñ ko tegee mu tiim ko xool ak suma yaram da doon daw mais lekk naa ci parce que ñooñu nga xam ne def nañu lépp luñ mën pour teral la su leen wanee ni lii nga ma jox du noonu musiba am loolu mooy Sénégal di dem ngénte di dem ceeb di dem dëj di jaxasoo nit ñi xam li ñu dund lan la. kon daal jàpp nga daal ci candidature Karim Wade loolu moo ko mën loolu mooy problème am. mooy jafe-jafe su ko mënee réglé ah mën na réussir lu bari mais da ngay xool ku mel ni Idrissa Seck pour jox exemple boobu mën na toog fukki at doo ko dégg waaye bu nee dama ni Sénégal di yëngu parce que sénégalais la dafa jaxasoo Sénégal xam luy xiif xam luy mar xam luy tumuranke xam luy xëy bëgg a liggéey bëgg a jàngi amoo loo ndekkee pour jàngi am loo dund nga jaxasoo ak sénégalais kër boo dugg ci réew mi xam na war a mën a waxee ñoom parce que na ngay waxee Tivaouane doo ko waxee Touba na ngay waxee Popenguine doo ko waxee Thiénaba te ku ci nekk da nga ko war a respecté ci li mu doon jox ko leen moom mu delloo la ñu kër. d'accord jërë ngeen jëf suñu mbokku internet yi ñu ngi nag continuer suñu émission ak ki nga xam ne mooy suñu invité tey di Serigne Mbacké Ndiaye léegi ngeen nekk liñ fi jot a wax ci première xaaj bi xam naa dañuy ànd ak suñu sponsor bi ki nga xam ne moo ñu jógee muy seen boutique alimentation générale Darou Salam nekk que Serigne Mamor Mbacké foofu ca diwaanu Touba Toul ñu ni nag boutique yi ña ko yor mooy Mamor Diouf Ndiaw Samb Biram Ngom seen téléphone 77 392 40 40 ñoom boo leen woowee lépp lu jëm ci wàllu alimentation générale lu ñuy jëfandikoo moo xam ci biir kër lay dem wala ci ay xew boo leen demee dinañ leen ko baaxee ci ay prix yu mucc ayib kon yaakaar naa ñooñuy gunge ci seen émission penc mi ñu duggaat ci ñaareelu xaaju émission bi ànd ak ki nga xam ne moo di suñu invité ñu wéy li waxtaan wi. fi mu mel sama jabar ji kaay